baax di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sumay ñaari waajur rawatina aussi tamit suma sëriñ Bassirou Bara di ñaan yàlla na yokk leeram te taaf ñu ci barkeem. ñaan yàlla sëñ Bassirou Bara yàlla yokk leeram te taaf ñu ci barkeem. njabootu Cheikh Ahmad Tidiane yëpp ñu yàgg fi loolu te wér njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñu yàgg fi te loolu te wér Limaamu Laay Bou Kounta Njaasaan ñëpp ñu yàgg fi loolu te wér te ñooñu dañoo bokk ci réew mi bu réew mi amee jàmm ñoom ñoo tax bu ñu weesoo ci loolu ñu nuyu suma mag suma xarit suma lépp moom booy jaaw mi toog yàgg ànd ak man aussi tamit ci liggéey bi nga xamante ne maa ngi koy def ak Goudia bi ci staff bi ak Pape ak Ibou ak Thierno Gueye bi nga xamante ne moom laa àndal ak Adama Ngom ak Moustapha Tafa waaye ñu jëm aussi tamit ci 8e édition bi nga xamante ne mooy la paix en Casamance ñu ñaanal aussi tamit waa réew mi muy Casamance bi nga xamante ni aussi tamit suñuy mbokk ñoo fa nekk suñuy am di jàmm ñoo fa nekk suñuy frère ñoo fa nekk ak kilifa yi nga xamante ne ñoo fa nekk aussi tamit rawatina jeunesse yi nga xamante ne ñoom ñooy avenir u réew mi balaa ñu see sori aussi tamit di jiital monsieur le président de la République du Sénégal Macky Sall ndax liggéey bi bu yombee en grâce que moom moo tax mu yàgg ñoo accompagner jàppale ñu ba yoonu yàlla tey si tamit di jégalu ci tardement bi nga xamante ne tard nañ ko ñu ngi ci jégalu képp kuy journaliste di leen ci sant aussi tamit di leen gërëm te li ngeen def ni yombul kon maa ngi leen di sant ci côté boobu di leen gërëm parce que liggéey bi aussi tamit mënoo ko def sans yéen kon seen taxawaay gis nañ ko ci li nga xamante ne muy jàmm Casamance ak leneen lépp lu baax ci réew mi waaw kon nag liggéey bi bu ñu ko tàmbalee di wax ne sénégalais yépp tàllal nañ leen loxo pour ñu ànd liggéey ànd jàppante pour jàmm mën a ñëw Casamance liggéey bi nag yàgg nañ ko tàmbalee ñoom ci ay projet am ci ay xalaat ak staff bi kon yàlla dogal na ñu yàgg ko def ñu ngi ñaan yàlla jàmm li mu ciy wax nag mooy jeunesse yi nga xamante ñoo nekk Casamance day njëkk waxal que ñu bàyyi seen xel ne Casamance ci Sénégal la bokk Casamance kenn mënu ko génnee Sénégal man mii di wax ak yéen di Balla Gaye numéro 2 suma papa Casacé la suma yaay Casacé la kon man je suis fier de Casacé ba tax na aussi tamit lu suñuy devoir rek la ñuy def mooy ñaan leen yàlla dëkk bi am jàmm ñëpp am jàmm kon nag ñoo ngi koy def di ci séntu ñëpp di ci sargal ñëpp di ci rafetlu bi nga xamante ni liggéey bi ak staff bi ànd nañ di ko yàgg a def di ci sonn kon franchement liggéey bi am na solo ci réew mi muy jeunesse yi nga xamante ñoo topp suñu ginnaaw muy ñi nga xamante ne aussi dañuy seetaan moo waral nag saa yu ñu bëree ba pare yàlla defal ñu ndam ñu dem seeti suñu mbokk yi saafanteeg ñoom am ak ñoom ak jàmm pour nag gën leen firndeel suñu cofeel ak ñoom wan na leen jeunesse boo mën a nekk ci àdduna ak foo mën a nekk war nga mën a góorgóorlu fas coom ba doo dugg ci loo xamante ne waroo ci dugg kon nag en tant que doomu Casamance benn ci loolu lay wax ak ñi nga xamante ne moom mbokk lañu en tant que aussi tamit ci beneen côté bi mooy jeunesse bi nga xamante ne nekk nañ ci biir réew mi ñu gëm seen bopp xam ne liggéey rek mooy dëgg jàmm aussi tamit mooy dëgg fonk say kilifa mooy dëgg topp jaamu yàlla bi mooy dëgg kon donc vraiment man loolu laa am nu ma ci jot a wax pour l'instant di xaar un peu seen question parce que tey ñun ku ñu xam
ñu yàgg liggéey ci jàmm Casamance 2010 lañ ko tàmbalee avant Macky Sall tu vois boobu Ablaye Wade moo ngi fi mais ku ñëw ci réew mi yàlla dogal nga nekk ci bopp réew mi mais jàmm nag aussi tamit ñaan balaa ngaa wax dara sa biir kër am na kilifa aussi njiitu réew mi Macky Sall la ko yàlla def bu ñuy def dara moom lañ koy patronné aussi tam bu ñu dem di ko dox bu ñu waxtaanee suñu bokk ba pare moom bu ko neexoon tey lii ñuy def du fi amee yàlla moo ko jagleel loolu. Aliou Sall aussi tamit suma mag la c'est mon frère c'est mon grand frère pardon kon ni ko kii Mame Boye Diao nekkee suma kilifa lépp lu may dugg damay waxtaan ak moom mu xelal ma ci jàppale ma kii en dehors que politique suma mag la suma lépp la te mu ngi nii toog ànd ak ma te fu ma soxlaa aussi tamit damay pare ànd ak moom li mu bëgg parce que man lépp lu may def rek aussi tamit dama ci xool sama diggante ak sama borom mais vraiment du question que campagne moo tax wala politique moo tax ma koy def non 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 li soxal askanu Sénégal ak lu ñor Sénégal muy jàmm sa Casamance ma nekk doomu Casamance moo waral may dox suma jàmm mais loolu kese la mais du question que man dama bëgg a campagne al Macky Sall du ko nëbba non 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 merci jërëjëf. yaakaar naa ne bu jaay waxoon na leen sànq lépp caravane bi kañ la ak yooyu yëpp yaakaar naa leer na peut-être xëy na bàyyiwoo ci xel nga déglu ko waaye ku bëgg a xam caravane bi ñëpp xam nañ ne man bu ma duggee biir Casamance su may mbokk dinañ ma teertu dinañu génn mag ñi paa yi ñëpp dinañu génn mais ñu ngi ci bëgg am expérience parce que yàgg nañ ci aussi tamit ku bëgg a xam nan la ak naka la daal boo ñëwee incha allah di nga xam ne jàmm Casamance soxal na waa Casamance donc man loolu laa ma ci wax journaliste ku ci bëgg a dem ku ci jokko Goudia bi mu ngi nii toog moom mooy staff rek ñoom ñëpp moom dina bàyyi numéro am ngeen déggante ngeen coordonné bi nga xamante ne day yombal seen liggéey ba nga xamante ne yéen am ngeen ci part de responsabilité boo xamante ne sans yéen mënul nekk kon vraiment ma li ma wax léegi da ngeen cee bokk liggéey bi ñun ñëpp ñoo ko bokk mais rawatina yéen waaw. dañ ko wax xam nga àdduna moom lépp loo gis rek mënoo ànd ak say nit ànd ak say am di jàmm ak rawatina ñi nga xamante ne ñoom nga fay fekk budget mënut a ñàkk mais budget la boo xamante ne yàgg nañ ko def président di ñu dimbali ñun xaaruñ si woon kenn parce que dañ ko doon def te yàlla tax bañ ko def yàgg na suñu moyen bopp lañ ko doon jël di ko def loolu laa wax yàgg di wax président ñëw nag am ci part de responsabilité am ci cër lépp luñ ci def mu ciy dugal loxoom mu yàgg cee dugal loxoom kon ni mu daan dugalee loxoom rek la ciy dugalee loxoom mais am na budget lépp loo gis am na budget mais nekkul lu ñuy leeral fii aussi tamit merci. ñu ngay sant di la gërëm bu baax kon ni nga ko waxee rek Ablaye Baldé ñëpp xam nañ ne doomu Casamance loolu staff bi moom dañ ciy dox tout le temps parce que ñun bu ñu ñëw Ziguinchor mooy capitale bi n'est-ce pas kuy ñëw ci aéroport bi ngay jaar kon yàlla dogal na mu nekk fa maire mu yàgg ñëw jàppale aussi tamit peut-être lu ñu fi wax peut-être kuñ fi waxul dara rek dañoo fàtte wala xel a fatu waaye yaa ngi ci biir ci nga bokk ndax mënuñoo def aussi tamit sàmm ñu bañ a waxtaan ak moom kon ni ko Mame Boye Diao nekkee nii rek peut-être moom moo nekk Dakar moom moo fi nekkal ñépp ki nga xamante ne rek autorité nga ci biir Casamance. beneen bi mooy que kon li nga wax Lac de Guiers numéro 2 mooy Balla Gaye mooy Lac de Guiers ak aussi Ama Baldé bi nga xamante ne doomu Casamance la ak Sa Thiès ñoom ñëpp ak Eumeu Sène bi nga xamante ne doomu Casamance la ñun dañoo pare pour ñun ñëpp ñu bokk xeex bokk gis-gis bokk ambition pour jàmm mën a ñëw ci Casamance. troisième question bi mooy bi nga wax ne même ku dul mbër waaw ku nekk mbër te dëkkul Casamance pare nañu pour ànd ak yow ñu ngi ciy woo ñëpp dañ ciy woo mbër yëpp même ku dul mbër sax ñu ngi la ciy woo muy artiste ku mu mënti doon ñu ngi la ciy woo pour nga ñëw ànd ak ñun accompagne ci liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy def waaw ñu ngi ci woo ñëpp
sama mag baabu yi premièrement ma nga ci woo Ousmane Diop ñi nga xamante ne yàlla dogal na ñu sës si man maa ngi ci woo ak ñëpp waaw. première question bi nga xamante ne tontu nañ la dinañ la ko tontu mooy ñun nee nga 8 ans lañ ci def ba nga juddoo ba léegi yaa ngi dégg la paix en Casamance la paix ñun bañ ko doon def du dërëm lañ ñu joxaan ñu ñoo doon def suñu propre moyen di def di góorgóorlu diiran bañ koy def ñun diiran bu ñu commencé ba di ko def déggoo woon dara yëngatu ci Casamance moment bi nga xamante ne aussi tamit du ma wax ne yàlla mooy dogale noonu moment yi nga xamante ne toog nañu demuñu Casamance yëngu-yëngu am fa boo seetee année yi passé demuñu fa boo seetee ci loolu la amee mais ni nga ko daan déggee muy métti loolu ba kenn ñemewul teg sa tànk biir Casamance loolu changé na bu njëkk muy guddi muy bëccëg foo nee Casamance da ngaa na mais léegi alhamdulilah rabbil alamin ñun bokk suñu liggéey xam nañ ne gëm nañ ci yàlla te yàlla lañ ci àndal séntuwuñ ci benn dërëm moo tax yàlla du ñu jàppale durant 8 ans parce que am na ñoo xam ne yàgg nañ ko dox ak keneen ak keneen ni may def nii bu ko doomu Casamance yëpp defoon am na ñu koy def nag bien vrai que mais aussi tamit kon Balla Gaye de ni mu koy defee doomu Casamance bu ko keneen ak kenn doon def léegi nga dégg tey jàmm bi alhamdulilah dootoo dégg yëngu-yëngu mais am na ñoo xam ne aussi tamit dañ ciy profité waale di def naka su dul noonu te nekkul ñoo xamante ne gars yi ñoo koy def loolu il faut que mu leer suy bopp sénégalais yi waaw yëngu-yëngu mu ngi mel tey nga dugg biir Dakar agresseur am fii mais kon lu dal Casamance rek dañ naan bon waaye fi yi la te du ñoom loolu aussi tamit il faut que ñu bàyyi ci xel ak ban question nga waxoon ok waaw kon ni nga ko li ma la ko waxee laa lay waxaat ñun am nañu ay gis-gis ay bëgg-bëgg ay ambition am nañ fi ay hectares yoo xamante ne dañoo pare pour bay loolu mu ngi suñu kanam te incha allah mu ñu fi yàlla bàyyi dina leer askanu sénégalais yépp rawatina nag Casamance bi nga xamante ne suñu lépp fa la nekk waaw donc am nañ ci ay ambition am ci yoo xamante ne daal du lépp la ñu mën a leeral parce que am nañ fi ay hectares macha allah di xaar tracteurs yi nga xamante ne war nañ ko jot pour liggéey ñëpp xam nañ ne jeunesse Casamance yi war fa liggéey ñu xam ne liggéey rek ay dëgg muñ rek ay dëgg donc pare nañu nañ ñaan yàlla mottali loolu mais yooyu depuis bañ ci nekkee ba léegi ñu ngi ci parce que tamit mënoo di woote jàmm te amoo développement ci biir réew mi aussi tamit dañu wante dëgg mais yàlla dimbali nañu li ñuy wootee jàmm lañu ne ñaane yàlla développement am ci biir réew mi rawatina man mi koy wootee ak sumay saf jiitu ko saxal fa dara def ko loolu mooy ambition bi merci jërëjëf. jërëjëf Balla Gaye maa ngi leen si saa si bois bi nga tey loolu làmb bët ba ñu doon xoolee loolu ñu ne dañ wàkkaay bi donc wane ngeen ni que mën ngeen contribuer ci développement réew mi donc ñu sali certif boobu dina ci ñaxaw yàlla dañ ko la ci aussi sama laaj bu njëkk dañu ni campagne bi commencé ak léegi mat na 8 ans te ku ne xam na ni Casamance bokk na ci région bi. yow it ñu ngi lay sant ndax mooy li may wax rek liggéey bi mënoo ko def sans journaliste yi ndax yéen liggéey bi ci ngeen bokk yow li nga fekkee bëri na moo tax tey nga ñeme ko témoin bu amul woon aussi tamit nii nga koy waxee kon ci sa xel mu rafet ak ñeme dëgg ñu ngi la ciy félicité parce que yàgg nga ko fekkee yàgg ngaa dugg ñu dugg fu ne ba quelques journalistes yi sax dañu duñu dugg fii parce que ñemewuñu ko du dëgg kon ba nga xamante ne alhamdulilah kon liggéey bi mën nañ ne am na njëriñ bu amuloo njëriñ lii yëpp du fi demee li nga wax aussi itam c'est important ren nag peut-être am na làmb bu ñu tombeel muy drapeau chef de l'État yaakaar naa boobu dëkk suñu Mame Boye Diao mii la loolu dinañ ko fekkee dinañ ci ànd ak moom incha allah dem drapeau chef de l'État boobu mais ñu ngi xool li nga xamante ne at bu nekk rek ak la cay xew dinañu jëm a fexe wala ñaan yàlla suñu borom mi nga xamante ne moo yor lépp année prochaine ñu invité képp kuy mbër
képp ki nga xam ne day tax ngemb wala ancien gloire yi aussi tamit ñu wane leen tey Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xor ñaar déwén bu neex yàlla loolu mu nekk suñu ambition li mu doon ren nag ñu am drapeau chef de l'État moo tax mënuñu koon def mais mu ngi mel ni yow da nga laqarti suñu lanc quoi loolu moo tax vraiment question bi loolu la merci.